مفاتيح البشر والأمن والجنة بالصلاة والتسليم على مقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكروني أشكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. barke Borom Tuuba. Asalaamaaleykum mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di siyaar di màggal di leen jox seen wàccuwaay leen ndokkeel ci bis bu tedd bii ñu nekk ci màggal Tuuba édition 2022. waaw di bëgg lool ci seen teewaay ñëpp di leen sant bu baax. waaw tey nag dañoo fas yéene amal waxtaan wu jëm ci Serigne Touba. waaw seen waxtaanee Serigne Touba waxtaanee ko ci maanaam thème boo xam ne bu am solo la muy l'origine du Magal et sa dimension culturelle. waaw ñu war ci ànd ak nag Serigne Adama Ngamb ak Serigne Allé Kébé les jours ñu nekk ci commission culturelle bi dafa amal liggéey bu am solo. waaw waaye balaa may jox kàddu yi Serigne Adama wala Serigne Allé damay daal di gërëm sant Serigne Saliou yi nga xam ne woon taj bi léegi. waaw am na solo lool yàlla na la sa borom sàmm. waaw te sàmm xam-xam bi te ful ko. waaw bu ko defee waaw kon xam naa dañuy jox Serigne Allé Kébé moom moo ñu war a waxtaan thème bi ci kàllaama wolof. bu ko defee waxtaan bi léegi lay doon xam naa bu ko defee bu noppee Serigne Adama day daal di def waxtaan wi ci kàllaamay tubaab. waaw bu ko defee mu gën a leer ci ñëpp ndax li ñu jublu rek mooy fësal liggéey bi waaw te yaatal mbirum Serigne bi waaw ba ñëpp mën cee jote. waaw bu ko defee kon Serigne Allé ñu ngi lay jox kàddu gi boo ko defee nga daal di tàmbali liggéey bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ci weeru safar wi ñu nekk di safaru alxayri rawatina ci bisub fukki fan ak juróom-ñett bii ñu nekk nga xam ni ci lañ am ndigal sant la ci sëriñ bi sunu borom. sunu nuyoo nag ñu ngi ciy jiital ki nga xam ne mooy xalifatu am lil tarixati muridiya di sëriñ Muntaxa Bachir ñu koy ñaanal sunu borom bi yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba naal yi nga xam ne moom la naalal maamam ju tedd ji sun borom may ko wér ak kàttam bu mu fekkee lépp ci jàmm. ci noonu it ci la ñuy ziyaare ki nga xam ne mooy sëñ Modou Amdi Mbend Fall di xalif général des Baye Fall ñu koy ñaanal moom it suñu borom bi yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér ba liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal maamam ju tedd ji di Cheikh Ibra suñu borom may ko wér ak kàttan ku mu fekkee lépp. ci noonu ci la ñuy nuyoo daayira bi di daayira Kanzul Muhtadin Mafatihul Bichri Touba Toulon bi nga xam ni ki nekk ci njiit li di Serigne Mbaye Saliou Fall ñu koy nuyu bu baax di ko masawu coono bu baax ci bés bi.
mu jël nuyoo bi tegal ñu ko ci loxo yi mbokki taalibe bi yëpp. ci noonu it ci la ñuy nuyoo sunu jëwriñ ji nga xam ne moo ñu jiite ci liggéey bi di Serigne Adama Ngambu ñu koy nuyu di ko beral sunu cantuk bopp. ñu ànd ci ak sëñ Moxtaar di ko sant bu baax ci taxawaay bi liggéey bi ak ki nga xam ne mooy Serigne Saliou di ko sant bu baax it ci seen taxawaay. ngir bañ a guddal rek pour sàmmonteeg waxtu wi daayira bi ren dafa jëloon comme niñ koy defee at mu jot di fàttali tukki géej gi. ñuy laaj tukki bi ana lan moo ko waral dëgg bis bi nga xam ne moom la ñuy màggal di ci santale yàlla sëriñ bi lan moo waral bis bi dëgg ana lan moo tax sëriñ bi woote cantam gi. loolu nag buñ ko bëggee xam dañuy dellu ci ki nga xam ni mooy sëriñ Moussa Ka ci way yi nga xam ni way na ko tuddee ko yoonu géej gi. dañ ciy jël lenn rek ci ay baat ngir dellu ci cosaan li waral màggal gi, ngir dellu ci taarix bi dëgg moo tax buñ demee ci Jazaawu Shakoor bi sëriñ Moussa Ka def sëriñ Moussa Ka da ciy wax naan déglul ma wax la li waral màggal ga nga xam ni Cheikh Bamba moo reyal demam ga. taarix ba ama jay sasen moo di at ma moo di lëlëb sëriñ Basiiru mbég ma ne dogoo nag demam gi wolof nasaraani te kon billaahi ñépp dem niiraani. lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci soowu jant fépp mel ni làmbaay. Bamba ne maay na ma dalub lislaamu sëf leen ma joor leen ma dinaa ko jaamu. yan ban yenoon xut bu yàgg ab daal ya te àttanuñu ko moom la fopp raw gaaña. lii lenn la rekk ci ay kàddu yi nga xam ni sëriñ Moussa Ka wax na ko ci li waral dëgg màggal gi. kon Cheikhul Khadim xam ngeen ni ginnaaw bi mu sancee dëkkam bu tedd bii di Touba ci atum 1888 Sëñ Abdou Lahad Mbacké wax na ni ci déclaration bi mu defoon ci 1979 wala 1978 ba muy woote màggalu Touba dafa wax ni sëriñ bi ci bi mu sancee Touba ba am fa juróom-ñaari at ci la ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ca jàkkay Daaru Xuddoos ji nga xam ne moom la sëñ Mbàkke Madina yee salaat. yonante bi fekk ko fa indil ko ay grade bu ci mel ni grade bu xut bu sama yonante bi ne ko dañ la koy takkal mu ne ko loolu de lu baax la waaye am naa lu ko gën. yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko li ko gën mooy lan mu ne ko ànd ak gaañu baax nii ndax booba yonante bi mi nga ànd ak waa ahlu badar muy malaykay ahlu badar yi nga xam ne ñoo xeexoon badar. sëriñ bi xemme moo nag bokk ci ñoom. yonent bi ne ko loolu de li ko daan maye daa tënku woon ci waxtu, tënku ci jamono, te jamono tënku it ci du tuur deret te lislaam kenn tuurati deret. waxtu woowu ak jamono jooju faat na dootul am. sëriñ bi ne ko man de loolu rek laa bëgg, ndax sëñ Tuubaa moom mooy koo xam ne bu nee loolu la bëgg moom du ci dellu ginnaaw. yonent bi waxanteeg li mu waxanteeg moom muy yan bu diis. yonent bi ne ko lii de képp ku ma feeñoo nii ma la feeñoo mu bëgg li nga bëgg bu demee ba ci biir du ko àttan da koy tegaat. sëriñ bi ne ko man de loolu laa bëgg. ci lañ signé nag contrat. yonent bi ne ko kon nag sa dëkk bii di Touba nga xam ne sanc nga ko ba toog fi juróom-ñaari at, lor du la fi fekkee, tiis du la fi fekkee, te nattu bi day ànd ak i lor, day ànd ak i tiis. sëriñ bi ne ko bëgg naa. gannaaw bañ koree rek ci ay bis yu néew ci la nag dem sanc Mbàkke Baari. 4 weer rek la am nag Mbàkke Baari jot ndigal ci boromam jaarale ko ci sallallahu alayhi wa sallam ngir mu génn wuy ji tubaab bi. ndax ba mu sancee Mbàkke Baari commencé nañ ko jaxaseeg tubaab bi. xew-xew yi am foofu nag di xew-xew yu am solo, ndax ci jamono yooyu am na ay kilifa diine yoo xam ne fekk nañ ko Mbàkke Baari doon ko siyaare ak di fasanteeg moom kóllëre. waaye li ci gën a am solo rek mooy dem gi, tukki bi. dem gi nag laaj wàccaay, ndax ku ne xam ne ni sëriñ bi ni mu mel ak ni ko suñ borom def ci boppam, moom ci boppam muy rabbaaniya, ak ni mu ko def ci xolu nit ñi, kon dem boobu day am wàccaayu biir am wàccaayu bitti. wàccaay bi nag bokk na ci ajjuma ji nga xam ni ci la waree dem xëy samedi ajjuma 17 safar mu war a xëy dem ci samedi bi 18 safar di bis bi ñu nekk di ko ci santale.
yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw digal ko ndax sëriñ bi woolu nañ ko lu bari demut ndax du dem te du am ndigalal dem ci àjjuma ja nag buñ delloo ci minanul baaxul xadim di téere bi nga xam ne ci irwaawu nadim di téere bi même irwaawu nadim indi na ko minanul baaxul xadim indi na ko ci nga xamee ne moom la sëriñ bi waajee nag wàccaayam bi yonent bi fekk ko fa ne ko imshi laa tax sa dara demal te bul ànd ak lor ci la bindee xasida googu di xamitu man yaxshamuni min ad-darar xasida googu mi ngi ko tënkee xarafi xasbunallahu wa ni'mal wakiilu wakkirlu ci yàlla wax ni xamitu man yaxshamuni min ad-darar min kulli shaytaani wa jinni wa bashar wax ni dafay sant yàlla mi nga xam ne moo koy musal ci bépp ayu nit ak jinne ak seytaane ak mbindeef mu mën a doon kon xasida googu bu ci delloo day mel ni sëriñ bi xamoon na ni day dem wakkirlu na ci borom waaye xamoon na ni day ñëwaatit ci noonu nag ci la waajee wàccaay bu jekk yónni maam Thierno ba muy ñëwaat mi ngi ko fekk fajar gi xar ba sëriñ bi takk bagage yëpp am na sax soxlaatoon ci këram waaye sëriñ bi moom bu tegee jéego moom àdduna amul lu ko ci mayaat ngir mu dellu ci ginnaaw amaatoon na sax wax nañ ni amoon na soxla ci biir kër gi ba mu wanee kër gi ginnaaw waaye suñ borom dane ko amatoo droit gersu ci la waxee nag ni xusuuri xalat wal ahlu ani tafaraxat li mataan lazi anhu ma di asiru wax ni tas nañ sama kër yi tàqale nañ mag sama njaboot te lenn waralu ko lu dul tagg gi may tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci noonu nag ci la jógee nag Mbàkke Baari ba fa njaboot gi lenn am na ci lenn loo xam ne sax waxtu wi da ko doon maye waaye sëñ Fallou Mbàkke audio yaa ngi fii ci YouTube bi ku dem di nga ko ci fekk détaillé na ko ci lu baree bari ci la demee nag jeewal sëriñ bi nag bi mu xëyee ci 10 août 1895 tolloog 18 safar jóge Mbàkke Baari war a dajeek commandant Leclerc ci jeewal wax nañ ni jeewal googu sax fa la gisante bu njëkk ci wàllu zaahir dajam ak tubaab bi waaye sëriñ bi aku fitam aku njàmbaaram keroog ba mu jàkkaarleeg tubaab boobu di Leclerc daf ko wan ginnaaw jublu yàlla tari juróom fukki basmallah taf ko ci kanamam wax tubaab bi lim ko bëgg a wax ne ko jeewal gi fi lay fanaan ndax boobu amul kenn ku yàlla nit ku ñuul sañut woon a taxaw ak tubaab di ko jox ordre sëriñ bi ca jeewal kon fa la tàqalikoo ak ñoom wax ne ko fii lay fanaan tubaab bi may ko mu fanaan fa jeewal googu it di bërëb bu ama am solo boo xam ne am na ay xeexoo yu am solo yoo xam ne yu mat a jàngat la yu fa am di foofu ca jeewal man damay wax chaque fois ne yoonu murit moom jeewal la rëccee yoonu murit moom bu doon ku koy dàq muy daw bu doon ku ñuy dàq muy daw moom xamal ni ba mu agsee jeewal moom fa la rëccee ndax jeewal dafa am solo jeewal bërëb bu am solo la boo xam ne murit yi war nañ di ko xam jeewal googu li fa feeñ ci bis boobu mooy xaswatu badri al kubra ndax boobu sëriñ bi mi ngi taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak saxaaba yi tubaab bi taxawaayu waa xuraysin ci jamono boobu nga xam ni mooy bisub ahlu badr ci noonu it seytaane gii di iblis feeñ gi mu feeñ keroog xaswatu badr feeñaat na ko jeewal loolu buñ demee ci xasida ayasaminallaahu sëriñ bi mi ngi ko ciy wax sëriñ bi ngi wax naa ayasaminallaahu indi jeewali iblis ak isna daytu bi yaawali boobu moom fa la faagaagalee iblis daal di dem yoonam yendu nag dem kokki googu it buñ fa yegsee xew-xew yu bare am nañ fa waaye ngir sàmmonteeg waxtu wi bañ a guddal rek dañuy tënk lu ndaw rek kokki googu xam nañ ne fa la bindee xasida asmail ahlu badri jóge fa nag dem Louga sëriñ bi muy jóge Mbàkke Baari ba ni muy yegsee Louga mi ngi war fas wu tudd awnullah di ndimbalul yàlla kon sëriñ ba muy dem ndimbalul yàlla la àndaloon keroog bi nga xamee ni dikkaat na it ba jaar tuur boobu mu def jaar fu bari dem Ndar ba mu jógewaatee ñëw Louga ñu ngi ko fa joxaatee fas wu tudd ridallah di ngërëmal yàlla nga xam ne ba muy dem ndimbalu yàlla la yéegoon ci aw fas ba mu yegsee ngërëmal yàlla lañ ko yéegal ci aw fas Ndar goog Louga goog it am na ay xeexoo ndax fa la sëriñ bi yéemoo ci yàlla ba wax ni subhaana man fil barri wal bahri maha añaar jawaariya wa kullan jamaa subhaana man lii jaada
bi safina fi xidmati li saabil madida ne kat yéem naa sunu borom lool ci tukki bi ma ko mës di ñaan ngir bëgg liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te liggéey bii ma koy ñaan mu doon foo xam ni fuñ may jëlee la yóbbu ma foo xam ni sama benn mbokk duma fa fekk waxit ni nit ñi yéem na lool sunu borom mi nga xam ni moo defaroon gaal yi ñu di ko yéem mu defar train yi daw ci kaw suuf ñu di ko yéem tey nag moom sëriñ bi sunu borom baaxee leen ko train bi nga xam ni moo ko war a jëlee Ndar moo ko war a jëlee Louga yóbbu ko Ndar ngir mu liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la jógee Louga daal di nag yéeg ci train bi dem direct nag Ndar googu it xam nañ ni ba mu fa àggee it xew-xew yu bari it ndax kilifa yu bari doon nañ fa ñëw doon jéem a ñaan intervention ak loolu waaye sëriñ bi signé na contrat boo xam ni moom intervention du ko ci am du ci dellu ginnaaw mukk Ndar it xamle na ci xasida asiru bu ñu ca demee xamle na moom fu mu jëm ndax buñ ca demee mooy wax na asiru ma la biladi liama asiru wa zanna ida ani hunaka asiru masiri ma laxyaari lillahi bin nabi wa ma li li xayrillahi anhu masiru ne maa ngi nii di dox ànd ak gaañu baax ñi mooy waa ahlu badrin ñu wër ma ci waxtu bi may doxee ànd ak tubaab yi waaye nag tubaab yi ñoom yaakaar nañ ne foofu muy doxee ànd ak ñoom seen captif lañ àndal maanaam seen prisonnier lañ àndal kon boobu sëriñ bi xam le na ne tubaab yi waroon nañ ci kiñ àndal moom mi ngi ànd ak waa ahlu badrin dem tubaab yi ñoom jàpp ni ñoom seen prisonnier lañ àndal Ndar googu it am na beneen xew-xew bi gën a am solo bi waral lii lépp fa la amee ndax foofu la conseil privé bu jeng boobu noonu jëlee woon décision bi nga xam ne moo exilé sëriñ bi ci conseil privé bi dafa wax ne après avoir entendu la lecture des rapports de monsieur Merlin et Leclerc et fait comparaître Ahmadou Bamba a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal kon décision bi bu ñu ko doon jàngat bu xóot lay doon waaye liñ ciy diir rek mooy ni ñoom faat bakkanam moom ndax jusqu'à ce que l'agitation de ces enseignements soit oubliée au Sénégal loolu moom mooy ñu faat ko rek moom waaye suñu borom moom boobu fekk na namm na laneen ci sëriñ bi lu dul ñu jëlee ko fi boobu nag lañ ko jëlee Ndar gannaaw bi ñu rendre décision boobu ci le 5 septembre 1895 daal di ko nag yóbbu Dakar googu wax nañ ne ba mu fay agsi koor la àndaale ndax sëriñ bi fu mu toll mi ngi ci boromam ni ko sëñ Muntaxa di waxee fu mu toll mi ngi ci jaamu yàlla ci boromam la nekkoon ni ñu ko gisee ba ni ñu ko mujjee gisee ba mu yegsee wax nañ ne waxtu timis la mu bëgg a defaru ngir mottali kooram googu sëriñ bi fu ñu ko wax ne ko fii nii neex naa jaamoo yàlla moom du ci teg baat day jóg direct dem ca ci la ko ndawal tubaab bi kenn ci ndawal tubaab bi ñëw ne ko bërëb bii kat bërëb bu neex a jaamoo yàlla la sëriñ bi moom hésité wul dem ci néeg bi ibbi ko sëriñ bi wax nañ ni bi mu ibbee néeg bi tànkam bi fi mu ko njëkk a teg aw ràbb moo ko ci jam ba muy nàcc bu metti sax ci gudd googu ci lay waxee naan isa zakartu zalika al mabita wa zalika amira wa tasbita taarat ilal jihaadi bil armaahi nafsi walakin zabbaani noohi wax ni bu fàttalikoo guddi googu noonu xelam du dem ci lu dul jihaad waaye yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne ko jaru ko Dakar googu it fa lañ ko jëlee embarqué ko yóbbu ko Gabon ba muy dem sëriñ bi xamul fu mu jëm waaye ba mu yéegee ci gaal gi xam na ni moom mooy kii liggéeyal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci lay waxee na alamani rahmanu fi safina bi anna ni xadimu zil madina sëriñ bi nag gannaaw tukkeem bi nga xam ni kenn du wax lim ci daj lépp ndax kenn du ko wax ci jotaayu murit mettiti tiisi lori lu ne teg nañ ko ci kawam ndax buñ fàtte ni moom wax na ni bis bi musaani ñëw dañuy doubler wala ñu tripler wala dañuy multiplier nattu yi ñu koy teg at mu ñëw rek dañ koy multiplier waaye nag ba mu liggéeyee ba liggéey bi jeex nag suñu borom daf ko wax ni lépp lañ la daan teg ci ay lor ak ay nattoo ki tiis lépp ay ngëneel lañ la koy defal sëriñ bi ci lay ñaanee ak yaatoom nga xam ni tey moom la Tuubaa di woote waa daayira ma Fatimul Bichri bi moom la ñuy woote muy benn jullit ñi nga xam ne boobu sëriñ bi dafa wax ni ijal rujuuhi ilaa xawmi saadatana wal takfina yawma jamil xalqi niraani wax ni sama tukki bii lépp lu ma ci jëlee naa ko bokk ak jullit ñi dellu it waxaat ne likun bikum sarmadan wajal masir yaza jawfal fara lil wara mislal mahaarini wax ni lii su ma ñibbee
na doon sunu texe mag képp ku ma fa bokk nekkal wax ni kat ni sama tukki bi yow sunu borom maa ngi lay ñaan lépp lu ñuy dajale ci lu baax na nga ma ko defal ci sama tukki bi waaye it bi muy dem ñu koy teg ay naqar ki tiis mu di ko muñ ba mu jeex dafa wax ni rabixtu fi tijaarati fi xurbati wa ashkurul akrama inda zorbati wax ni sama tukki bii de ak jaayante bi ma doon jaayanteeg sunu borom tonnewu naa ci jëlee naa ci ay bénéfice yu rëy kon nag jot na sëkk ma sant ci sunu borom waxaat ni shukru ilahi ana fiitu rabbi wax di jamili sabri ixtiraab bi wax ni jot na sëkk ma sant sunu borom gannaaw ba ma muñee ca tukki ba ci loolu nag ci la xëy njaareem wax ji mu wax sëñ Moulay Bousso wax na ni daa xëy di siyaare ji sëriñ bi magam sëñ Modou Bousso jox ko am aw bëy ne ko siyaareel ma ko sëriñ bi mu ñëw indil ko sëriñ bi ne ko soppil ma ko ab xaaf sëñ Moulay Bousso defee ko ni mu ko defee te boobu ci jamono yooyu noonu 2 wala 3 wala 4 fan moo desoon bis bi dikk sëñ Moulay Bousso sëriñ bi xamal ko ni bis bii kat bu musaana ñëw ay nattu yu tiis lañ ma ciy teg waaye suñu borom xamal na ne li ci des lépp ngëneel la moo taxoon ma woote nag ni képp koo xam ni sama mbégte la bu bis bi ñëwee na nga ma ci santale yàlla suñu borom te ku ne xam na ni cant amul jaamu yàlla bu ko gën a màgg ci diine kon boog sëriñ bi cant la woote ci bis bi li waral dëgg bis bi kon mooy ni ab jaamu bu yàlla la woon bu bëgg a jaamu yàlla ci imaan ci islaam ak ci ihsaan jaamoo ko yàlla fu wét ni mu ko bëggee woon suñu borom dogalee la ko noonu mu dem liggéeyi nag liggéeyam boobu ba ñëw wax ne ko ci àdduna sépp sant la yàlla suñu borom kon boog ñu ciy ñaanal ñëpp tawféex ak jàmm di ñaanal sëñ Mountakha Bachir suñu borom bi yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér di tuub bu baax di ci kàddu yi xam waajoon nañ lu ëpp lii sax waaye waxtu yi moo ko dut maye kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ak sa jërëjëf sëriñ Ali waxtaan wi am na solo lool waaw daanaka ñëpp a teewlu ndax waxtaan mi amee solo ak ni mu riche ci xam-xam ak ci ay maanaam mbir yu am solo daal ci sëriñ bi te lépp loo wax rek am na foo ko teg waaw kon ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ci liggéey bi ak ci yitte ji ngeen ko jox waaw di ñaan sëriñ Tuubaa sàmm leen te ful xam-xam bi waaw te li ngeen ko bëgg liggéey yëpp ngeen am ci lu koy seen njort ak Cheikh Ibrahima waaw di wax ne rek mooy da nga wax bi du am solo muy jihaadu juxu yi laa xam yi saxaadatana ndax Sëriñ Tuubaa maanaam tukkeem bi dana waral ko dul yërmande yi bindeef yëpp rek waaw te moo waral daanaka bi mu ñibbisee sax mënoon na ko yemale ci jullit ñi waaye dane xaw mi la wax te xaw mi moom lépp luy bindeef yëpp ci lañ bokk mi ngi wax ci rum naa li kon bëggoon sarmadan wajhal masir yasa jawfal faraat lil wara misal bahaar yi waaw maanaam jawfal faraat si Mustafa Salim mi ngi koy leeral daan ne bu doon am ni ko mën a misaale mooy am picc moo xam ne dafay am ndawal yëpp ci biir maanaam picc la boo xam ne boo ko rendee ba togg ko waajal ko ngir bëgg koo xewlu maanaam boo koy xewlu yàpp ba nga namm ba nga bëgg mu saf la loolu la picc bi di saf boo namee yàpp ginaar moom la lay saf boo namee yàpp jën moom la lay saf loolu jawfal faraat maanaam ci misaal mooy xewal loo xam ne ñëpp maanaam seen wàll da cee nekk ba ci tey melentaan bi dox sax xewalam ak njëriñam moo ci jawfal faraat waaw Sëñ Tuubaa dana nag lil waraa la wax kon kooku dafa ñëpp la ci dugal génneewu ci kenn waaw te it maanaam li suñ borom di wax ni suratul hijr yi naan wa in min shay'in illaa bi indinaa xazaa'inuhu wa maa nunazziluhu illaa bi qadarin ma'luumin daan ne amul lenn luy wàcc ci kaw suuf ba ci taw bi sax lu dul ne dañ koo mesurer ba mu mat ñu doog ko wàccee Sëñ Tuubaa dafa wax ni xazaa'inu rabbi futtihat lii wa zahzahat moom nee na maanaam gis nga xewal yooyu noonu suñu borom nga xam ne lépp njëriñ di wàcc suñu borom da koo natt mesurer ko am fu mu ko denc Sëñ Tuubaa nee na njëriñ yooyu ñeel na ko moom waaw magasin yi suñu borom yooyu ñeel na ko te fu mu wàcc fu nekk rek moom moo ko fa wàcc kon waaw maanaam te bis bii nag mooy dafa ëmb loolu yëpp ndax Sëñ Tuubaa njëriñul kese la man damay wax ni nafin bi laa darar moom ci Sëñ Tuubaa la tàmbale ci moom la yem ndax àddina loo fi jël rek njëriñ la waaye day ànd ak lor fi mu ne bépp bànneex boo jël ba ci lekk ngay lekk sax day jural njëriñ te mënut a ñàkk waaye bu yàggee mu jural la feebar waaye Sëriñ Tuubaa moo njëriñ loo xam ne àndut ak benn lor bu ñu dalee ànd ak moom ba léegi mosuñoo laaj ñu sax luñ mënul maanaam dañoo liggéey lépp ba noppi teg woo ñu ci ak cant te loolu lépp lañu sant
moo tax bis bii lu waay am da nga ko ci war a def waaw ki nga xam ne moom moo la defal lépp te mënu ko defal dara lim la leen di leen la sant da nga ko war a fonk mu gënal la sa lépp nag waaw moo tax waxtaan bi am na solo lool xam naa ne mën a guddal damay daal di jox sëñ Adama Ngam mu daal di ñëwaat ci waxtaan bi waaye ci kàllaamay nasaraan ci français bu ko defee rek ndax waxtaan bi dafa war a jàll te ñëpp dañ ko war a dégg ndax koo xam ne moom il est universel te waxuma la sax français waaye anglais chinois sax dañoo war di waxtaan sëñ Tuubaa ci chinois ci mandarin chinois yi di ko dégg te fa nañ jëm incha allah waaw kooku ndey sëñ Adama xam naa kon dañ lay jox kàddu bàyyee kàddu jërëjëf jërëjëf sëñ Maxtaar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدت من يحثمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر سبحان من لي تجلى في سفر سنة جيسس وخط ذا ظفر خرجت يوم السبت ذا من خسر لخدمة المختار في سهر سفر بارك برم توبا بارك سرين فالو بارك خسدي دولة الشيخ يورا السلام عليكم ورحمة الله chers confrères musulmans, chers condisciples mourides, chers invités. Je voudrais commencer mes propos par remercier, d'abord en guise de salutation spirituelle, le Khalife général des Mourides, cher Mohamed Muntakha al-Bashir, notre fierté. Que Dieu lui concède son soutien et lui accorde santé, longue vie et la réalisation de tous ses vœux et projets pour Serigne Touba. Et à travers sa personne, nous saluons ainsi le Khalife général des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Mbenda Fall et tous les cheikhs à l'islam. Nous saluons la présence et la participation de tout le monde pour ce jour béni du 18 Safar, commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, l'esclave de Dieu et le serviteur éternel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous saluons également, en passant par notre Djawrin Serigne Saliou Fall Baye Fall, tous les membres du Daïra Kanzul Mohtadine, Wafatul Bichri Touba Toulon, pour leur engagement au Dara, leur intégration et leur abnégation au service de Cheikh Ahmadou Bamba. Je tiens également à remercier Serigne Makhtar, qui est un membre très important de la commission scientifique. Il est toujours actif, malgré qu'il n'est plus à Toulon, mais il vient quand même célébrer avec nous. Donc tous nos remerciements à lui et à tous les membres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce plateau avec mon Djawrin, Serigne Ali Kébé, pour ce thème défini sur la jeunesse du Grand Magal de Touba et sa dimension culturelle. Avant l'entame du développement, je tiens à préciser que nous ne sommes ni des conférenciers, ni des connaisseurs. Nous essayons juste de faire un exposé en tant que membre de la commission scientifique et culturelle du Daïra, tout en s'appuyant sur des supports déjà disponibles et des conférenciers comme professeur Serigne Hassan Mboup, Serigne Ahmadou Mbacké, etc. parmi tant d'autres, pour ne citer que ces deux. Alors nous nous en excusons d'avance de devoir prendre la parole devant vous tous. Le Grand Magal de Touba est un jour dont la définition et la vocation sont ignorées de la plupart des gens. Alors c'est sans aucun doute primordial, important d'en parler pour son édification. D'abord, rappelons que ce jour célèbre le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba du Sénégal vers le Gabon. Le 21 septembre 1895, avec des ennemis contemporains qui, à l'époque, étaient représentés par le pouvoir colonial. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de célébrer, ce jour marque le début de dures épreuves et de souffrances endurées par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Cheikh Ahmadou Bamba choisit non pas la fin des épreuves pour en faire un jour de fête, mais le début des épreuves. C'est là un exemple très, très éloquent de sa foi inébranlable devant Dieu, devant les ennemis, devant le peuple du monde entier. Parce que simplement, il sait que quoi qu'il advienne, sa détermination, sa dévotion, son engouement pour le bien et son rejet du mal allaient au-delà de toute contingence mondaine. Donc l'essentiel, c'est de se souvenir de l'objectif fondamental qui aura poussé le pouvoir colonial à pourchasser Cheikh Ahmadou Bamba. Le 5 septembre 1895, au conseil privé de Saint-Louis, ce conseil privé décida d'exiler Cheikh Ahmadou Bamba, un homme de Dieu, sans compagnon, sans armes, dans la paix absolue. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque de cette domination coloniale, Cheikh Ahmadou Bamba
était venu pour redonner à l'être humain sa valeur authentique et intrinsèque, sa dignité, de rassembler les uns autour de l'essentiel, de donner force, courage et de faire disparaître les peurs et les complexes à travers son enseignement du bien devant le mal, l'enseignement de la piété devant l'ignorance, l'enseignement du pardon devant l'agressivité, l'enseignement du retour aux sources islamiques, mais en fin de compte, l'enseignement du bonheur depuis l'intérieur. Alors ceci dérangea et perturba le pouvoir colonial. C'est dans cette perspective que les autorités coloniales, avec la complicité insolite de certains chefs locaux tièdos, ont mis à l'index et calomnié Cheikh Ahmadou Bamba, un saint homme d'une éminence incommensurable, animé par une crainte révérentielle de Dieu, qui, à travers ses enseignements, s'était mis de travers leur chemin avec audace et détermination. Cheikh Ahmadou Bamba était quelqu'un qui était toujours focalisé sur son objectif. Toutes les rumeurs élaborées et orchestrées par ces chefs locaux ne furent que des supercheries à droite, du rapport de Leclerc jusqu'au compte-rendu de Merlin, directeur des affaires politiques au Conseil privé de Saint-Louis. Ces dires ne furent que le fruit d'une conspiration montée de toutes pièces. Leur obsession ne fut rien d'autre que de vouloir freiner l'avancée considérable de la Mouridia et la propagation de l'enseignement islamique et culturel de Cheikh Ahmadou Bamba dans le territoire colonial, afin de mieux asseoir leur entreprise hégémonique. Malgré tout ce qui s'est passé lors de sa déportation, Serigne Ali Kébé, tout à l'heure, il a relaté les grandes étapes de l'itinéraire de son exil. On ne va pas y revenir, ce serait long. Mais le choix du Gabon par les autorités coloniales est loin d'être gratuit. Car l'exil d'un Sahélien vers une région équatoriale humide, je dis bien, ressemble à une condamnation à mort déguisée. Parce que Serigne Touba, dans ses propres dires, nous fait savoir qu'il fut usé de toutes exactions et de primates. Et cela tout au long de ses séjours successifs à Djéwala, à Koki, à Louga, à Saint-Louis, mais surtout à partir de Dakar, dans la jungle de Mayomba, de Lambaréné et j'en passe. Serigne Touba, toujours à l'écoute de son Seigneur et au service exclusif du prophète paix et salut sur lui, Serigne Touba n'a jamais cédé face à l'oppression et face aux épreuves. Et malgré tout ce qui s'est passé lors de sa déportation au Gabon, où il reste 7 ans, 7 mois et 7 jours, Cheikh Ahmadou Bamba a pardonné à tous ses ennemis, qu'il considérait comme des moyens que Dieu a mis à sa disposition pour atteindre les cimes de la spiritualité et de l'humanisme intégral. D'ailleurs, le témoignage de l'administrateur colonial de Diourbel, Antoine Martin Leselve, l'illustre à cet égard. Il dit: ce cher Bamba détient certes une puissance innée, dont la raison ne parvient pas à saisir la source et expliquer la capacité de forcer la sympathie. La soumission des hommes à lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels. Il semble qu'ils détiennent une lumière prophétique et un secret divin, semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et leurs peuples. Celui-là, le Cheikh, se distingue toutefois par une pureté de cœur, par une bonté, une grandeur d'âme et un amour aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi, qualités dans lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié, quelque grands que fussent leurs vertus, leur piété et leur prestige. Les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations, consistant à lui prêter l'ambition du pouvoir temporel. Je sais que les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose sa chair. Aujourd'hui, plus de 100 ans après son exil, nous nous retrouvons tous dans la communion, dans la paix, dans la réjouissance, avec un soubassement purement spirituel, dans la piété absolue. Donc ceci pour dire que ce jour célèbre la victoire de l'islam de façon globale, la victoire des empires de par la lumière céleste,
la victoire de la science et du savoir devant les ténèbres de l'ignorance. Voilà donc le sens de ce grand jour. Par ailleurs, beaucoup disent que le but de ce jour est exclusivement de servir à manger et à boire. Oui, certes, ça en fait partie, c'est un jour de fête, mais qui, dans sa valeur absolue, est beaucoup plus dans une compréhension de reconnaissance à Dieu. Car c'est Serigne Touba lui-même qui l'a initié pour la première fois à Diourbel et a recommandé à ses disciples de se souvenir de ce jour béni durant lequel il a obtenu tout ce qu'il voulait de son Seigneur. Il dira ceci: celui pour qui son bonheur se justifie dans le bien, où qu'il se trouve, devra tout mettre en œuvre pour rendre grâce à Dieu. Car, disait-il, mes remerciements personnels ne pourraient suffire pour témoigner ma reconnaissance au Seigneur. Et pour célébrer le premier Magal en 1921, Cheikh Ahmadou Bamba immola un mouton, puis appela ses disciples à se joindre à lui selon le pouvoir d'achat, du coq au chameau. Donc faites oui, mais dans la piété, dans l'adoration de Dieu, mais aussi dans la réjouissance. Rappelons également qu'à l'origine, chaque talibé célébrait le Magal là où il se trouvait, pourvu d'être conforme aux recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba. Et avec le temps, Cheikh Mahamadou Fadal, Sunu Yaakaar Ji, a eu l'idée de rassembler tous les mourides à Touba. L'acte s'inscrit dans le cadre du raffermissement de la cohésion de la communauté. Il y avait ainsi des objectifs spirituels, mais aussi des objectifs sociaux et économiques. Alors ceci est le timbre, la marque de haute facture qui donne un coup de boost et de pouce à la célébration du Grand Magal de Touba. Le Grand Magal de Touba, dans ses dimensions culturelles, appelle à une transcendance de l'aspect purement événementiel du jour. Il est un prétexte d'échange culturel, de vivre ensemble dans sa vocation du bien, de représentation islamique, de l'échange et de la solidarité. Il est également un prétexte de reconnaissance de l'être humain, qui est un être de lumière. À ce point de vue-là, et à ce titre-là, il mérite respect et entretien. Ceci dit, le Grand Magal de Touba dépasse les frontières de l'islam, tout en étant ancré dans ses rimes, bien sûr. Il gît de façon exponentielle, de par l'assistance providentielle du Seigneur, de par sa miséricorde, de par sa clémence infinie. Vous allez à la ville sainte de Touba, ce jour regroupe des millions de personnes, de cultures et de croyances différentes, venant de tous les horizons du monde. Ces personnes partagent l'humanité, la paix, le bonheur, la piété, la quête de l'agrément de Dieu, le courage du savoir, le besoin de quitter les ténèbres de l'ignorance, la confiance placée en Dieu et à Cheikh Ahmadou Bamba, qui a tout sacrifié pour le service exclusif du prophète paix et salut sur lui. Et pour conclure, à propos de son exil, Cheikh Ahmadou Bamba disait: sababu ghaibati anna Allah arada an anala minhu jaha wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna qadiman fi dawmi. Le motif de mon départ en exil est la volonté d'Allah d'élever mon rang auprès de lui, de faire de moi l'intercesseur des miens et l'éternel serviteur du prophète paix et salut sur lui. Il dira ceci: si ce n'était pas pour les fils d'Adam, je ne passerai une seule nuit sur terre. N'abusez pas de moi comme une condition d'homme noir pour ne pas en profiter de moi. Je suis le serviteur éternel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et chaque génération qui arrive aura la certitude que je suis venu pour elle. Donc, jërëjëf Serigne Touba, jërëjëf Serigne Touba, jërëjëfati Serigne Touba, jaaraama Mame Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina wal Mouridati. Enfin, nous nous en excusons vraiment de toutes les erreurs occasionnées dans la prise de parole, dont la cause est principalement due à l'imparfait et à l'impuissance de l'être humain, donc de notre petite personne. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Jërë ngeen jëf. Merci beaucoup Serigne Adama Ngam pour cet exposé, comme tu tiens à le rappeler, à le préciser. Franchement, je pense que je vais rien ajouter parce que vous avez tout bien résumé, tout bien exposé. Et vous l'avez dit tantôt dans votre exposé, Serigne Touba dit que
Et il nous rappelle en fait à rendre grâce à Dieu et à invoquer Allah. Et comme Dieu le dit dans Surat al-Baqarah, il dit invoquez-moi et je vous invoquerai. Et Serigne Touba a invoqué Allah avec son cœur, son esprit et son corps partout où il a été, même lorsqu'il a été déporté. C'était une manière d'évoquer Allah. Et il l'a fait d'une manière que nul autre n'a pu le faire depuis le start des temps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous l'adorons, nous l'aimons comme nous l'aimons. Et bien sûr, ça peut choquer certaines personnes et ça peut peut-être paraître être un fanatisme, mais c'est l'ampleur de Serigne Touba, c'est l'ampleur de son travail, de son abnégation, de sa détermination. Et bien sûr que nous sommes fans de sa personnalité, de son génie envers Allah, parce que quand on est fanatique d'une chose, on aime une personne, on devient fanatique de cette personne parce que il fait une chose qui nous par laquelle on est subjugué, on va dire, ou voilà quoi, et qui suscite de l'admiration. Mais pour moi, le plus grand génie, c'est le génie dans le sentier d'Allah. Et Serigne Touba n'a pas d'égal dans ce sentier. Donc voilà. Et nous allons continuer le reste de l'exposé, comme le dit Adam en wolof. Donc waaw jërëjëfati am na solo lool bu ko defee xam naa ne kon dañuy jox kàddu suñu ñaari jëwriñ ñu ngi seex bokk ci waaw suñu Fallou Dieng bokk ci commission culturelle moom it ak Serigne Mbaye Sall nga xam ne mooy jëwriñu daayira bi moom it daanaka liggéey bi yëpp sax lépp moom la moom culturel ak yeneen na ci yam lépp moom moo ko dirigé ànd ak Pastef te fu liggéey bi toll moom maanaam am na ci rôle bu mag a mag a mag waaw ndax soññ gi ñuy soññ ndax jiite ñooy jàpp ne lu yomb la waaye lu jafe la waaw waaye pas-pasam ci Serigne Touba dëggu gi moom bu déggu daayee sax Serigne Touba lay dund ci lépp waaw moom léppam Serigne Touba la loolu mooy waral sax Serigne Touba ànd ak moom waaw waaye li ñaan doomu ñee kenn du ko ñaanal lay dafa ñaan gudd fan waaye li ñu bàyyi ak Serigne Touba moom nga ko seqal te moom day waaw tas yaakaaru kenn waaw te fi nga bëgg yóbbu liggéey bi yàlla na la Serigne Touba jàppale ba nga yegg te doo koy def sax ak chef bi xam naa dañ koy jox kàddu après bu noppee ñu daal di jox kàddu gi Serigne Fall bismillah. asalaamaaleykum kon de comme doon mu ko forcé moom faaw ñu wax rek xanaa di dellu tuubal saa borom tuubal yonentam bu tedd bi tudd Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di tuubal moom Muntaxa Mbàkke mi ko fi wut ak maam Amdi Moodu Menda Fall ma njaboot Sëriñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall gépp di tuubal itam suñu kilifa yi di soog a yegsi ak suñ mbokki dëkkandoo yi muy sénégalais yi nga xamante ni murit ak tijaan ak chrétien ak ñëpp daal ñi ngi fi te xam na ni ñu bari ñi ngi yëgul naan bu si kanam incha allah danañ teew muy luy waneen rek Sénégal moom benn bopp la te itam waaw kon nga benn bopp la kenn mënu ko waxal ñaar ki ñu defal lii nii rek installé animation bi sonorisation bi yëpp ab chrétien la waaye sénégalais la waaye xam ne nan koy dundee si dëkk ba rek noonu lañ ko war a mën a dundee fu nekk loolu dafa dañu ko mooñaale muy lu nekk si ñun comme ni ko Baye Fall yi di waxee rek góor jàpp si góor kon mi ngi noonu voilà ñu ngi sant daal ñu ngi sant mbokk taalibe yi ñu àndal liggéey bi nga xam te ñoom dañoo baax rek naan ñun lenn la si waaye ku ñu gis xam ni kii moom doxul mënul dara naan mbooloo mooy doole daal ñoom ñi daal ñoom daal waaw cant gi daal moom lot na si tudd ko ndax ñu bari si ñoom nekkuñu fi woon waaye jàng nañ ba jóge fi ba dem yeneen ville di fa yeggalem seen njàng waaye Pastef ak bëgg liggéey bi ak xam ni liggéeyu Sëriñ Tuubaa moom kenn du ko def di si dellu gannaaw moo tax dañ ñoo defal sax surprise ñëw ànd ak ñun màggal gi muy sëñ Maxtaar sëñ Cheikh Daaru ak Serigne Diouf am te ni nekkatu noonu bu ndax fii foo dem si àdduna na ko sëñ Abdoulaye waxe woon rek fu suuf am moom xam ne Sëriñ Tuubaa am na fa kër
ñoom fan nekk am na ay kër Sëriñ Tuubaa waaye bëgg liggéey bi ñoŋ bëgg liggéey bi dox moo tax ñu teewaat fi loolu moom mbégte mu rëy lañu def ko mbokk taalibe yi kon nag ñi ngi sant ñëpp rek ñun dañoo mënul wax ndax buñ si yàggee itam ñu réer kon ñu yàlla gaa yi kii jaa ngeen jëf. jërëjëf ci jëriñ kàddu yi am na solo lool waaw lu ko defee waaw xam naa dañuy daal di jox Serigne Fallou Dieng di commission culturelle bi la nekk tamit ci kuréel conservatoire jiite wàllum njàng xasida yi répétition ak kuréel léegi yooyu waaw mooy di am passé ci liggéey bi lool waaw am yéene am nañu koy jox kàddu bu ko defee mu daal di fësal yéene bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi ziar mbokk kàddu bi yëpp di jéggulu kàddu gi ñuy jël si suñu kanamu waajur yi toog ak suñu kilifa yi toog mu mel ne day ndigal rek fa mënuñu koo bañ waaye lot nañ lool si jël kàddu kàddu yi du gudd xanaa kàddu yi soñña lay nag suñ koy tàmbalee ci suñu bopp muy gën a góorgóorlu gën a yokk suñu pas-pas ak suñu bëgg si Sëriñ Tuubaa sa xam ne daf ñoo defar lu ñu jomb mu mel ne suñu aadama daf ko wax léegi si nasaraan muy ne bu nekkutoon ak doomu aadama yi duma teg sama tànk si àddina bi mu mel ne loolu lu wér la ndax Cheikh Ahmadou Bamba de mën naa ne nekk na fi ba ni mu fi jógee ab nooflaay mosu ko am bànneexit mosu koo am loolu nag boo ko dalee si ak si zahir si ak tuut tànkam ba ni muy nekk mag mosu koo am mu mel ne ay waajuram ñu amoon baat leen ak ay maamam ñu jege woon buur yi leen ñoom leen gënoon a wóolu ci seen génération waaye loolu li muy neex moom mosu see xam lan mooy bànneex mu mel ne sax bi fi cër buñ ko joxoon ak sellal gum sellaloon ak jaamu yàlla amoon nañu ko mag ci kër ga waaye bi fi Maam Anta Sali jug bàyyi ko mbooleem buur yi fi nekkoon ak ña jege woon buur yi dañoo ñëw si moom di ko sàkku ngir mu ñëw taxaw fa ay waajuram taxaw waaye bañ a am lenn bànneex bu dut wala benn temps mu koy passé feneen lu dut tagg ak liggéey rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam amu ko ngir na loolu lépp daf koo gàntal mu mel ne bi mu gàntaloo loolu ak loolu dayoo bi mu amoon si jamono jooja moo ngi mel ne tey jii ñu ne la xañ na yaay président assemblée nationale wala yaay président wala yaay premier ministre wala leneen bañ ngam ko bañoon ak suufeel gam ko suufale woon taxoon na ñu bëri si nit ñi jàpp ne kii dafa ànd ak xelam ñii jàpp ne xañ na dafa ànd ak xelam ñii ne ndax lu toll nii kan moo ko mën a bañ ndeke loolu mu ngi ko yëg moo tax mu doon wax naan xaaloo li yarkan yi abwaa bi salaatini taxu jawaa institution lii ko la ma ñii ñoo ngi naan wéruma ñii naan xanaa dafa dof ndax lan bañ gi ma daw bañ bàyyi àdduna topp yàlla ko yonente mu mel ne li tax ñu war a gën a góorgóorlu si di ko liggéeyal ak di sonn ak di ko sant tamit mooy lii day duggaat si li Adama waxoon léegi mooy lépp lu mus a liggéey ñoo tax mel na ne bu it ñu jàkkaarloo rek boo ko xoolee sa yaram war naa daw muy xusóori xalaat wala xalaa ni tafarkat li ma di légion ma di xasi di liggéeyal doomu aadama yi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax ñu tasaare ay këram tasaare ay mbokkam daaj koy solil ay mbokkam lool sa dara warulu ko dara lu dul ne man damay liggéeyal yonent bi rek loolu donc moo ko war mu mel ne bis boobu la gëj a am jàmm ba ni mu fi bàyyi ko waaye lii firnde waat na ndekete moom xamoon na ne nit ñi mbindeef yi la war a jariñ moo tax mu ñëw fi mooy bi mu fi jógee la ñuy doog a xam lan mooy njëriñ mu mus am bànneex mus am nooflaay waaye ñun ñoo ngi bànneexu di sant yàlla xéewal yi di bëri ñu siy nekk te moom mi tax ñu koy am maanaam moom amu si lenn xañ na loolu moo taxoon moom daawutoon son bu mu am poos ndax xañ na bu ko daan def dina am beneen bànneex bu mel ne yor xaalis wala di def leen kon dina tal leneen lu dul liggéey rasul la waaye loolu daawuñ ko def kon loolu war naa tax ñu gën a góorgóorlu xam ne kii bu dul tax si côté religieux wala dara ñun daf ñoo dimbali si côté yëpp mooy ñëw na fi bu dee doomu aadama xañ na ñeneen ñi dinañ xalaat ne xanaa kon ñeneen ñi bokkuñu si xanaa julli di kase la wala murid di kase la waaye der bu ñuul si boppam taxoon na mu ñëw fi ndax lam doon daj yëpp du murid di kase du julli di kase waaye mën naa ne mboolem der bu ñuul si nga bokk ndax tey jii xañ na am na nuñ ko doon noote wala am na nu mu doon nungoo kon tey jii mboolem der bu ñuul da nga gën a sonn tamit
kon dimbali nañu si côté yu bëri kon ñoo ngi jégalu du gàddal foofu kàddu yi tey santaat rek di wax jërëjëf sëñ Tuubaa di jégalu bu baax a baax. Sëriñ Fall moom day kàddu yi am na solo lool waaw daanaka waxtaan bi xam naa ni sax foofu nañ ñemale kàddu yi ndax moom fi mu tënkee noonu rek a baax di fàttali rek ni maanaam xëy na fi naa xéwal yi rek mu yegg si maanaam di fàttali rek bisu mbégte la waaw ndax moom day tukkeem bii ci misaal xam naa ne sax moom dara di sut ci moom ndax suñ borom waaye ci misaal tukku métti la Mayumba nekk dafa juróomi at yoo xam ne kenn xamul ci li mu nekk ba léegi nii kenn mënu la wax ne Mayumba nangam la fa nekkee woon docteur Abdoulaye Dieye ci wérum bind tuddee ko l'exil du Gabon wax na ni maanaam ci jamono yooyu li ñu fa am ci histoire ci li ñu mën nettali ci sëriñ ñi mooy dañ ko doon gis nga xam ne dafa defoon am lu mel ni mbaar la tabaxoon def fa ay gaalam ak jukki yi muy yor ak téere yi muy bind xam ne mbaar mi sax moom jukki dafa def moom buy taw ci biti lay nekk nga xam ne nee na lépp li ñu rapporté mooy dañ koy gis buy taw fekk gaal yi da koy yóbbu ci côté tefes gi ak téere yi toog ci kaw kii di bind waaye nee na buy taw da nga gis moom kese benn loxo mu ŋàbb gaal ak ñi diisee diiri ko ba ci mbaar mi génnaat nekk ci biti taw nekk ci taw bi tudd yàlla loolu la nañu rapporté ci moom kon tukki bi maanaam te Sëriñ Tuubaa def ko dara waralu ko lu ñun ndax bi mu ñibbisee 11 novembre 1902 dafa taxaw Dakar bi bato bi teeree Dakar dane wala na am Cheikh Anta mu ñëw dugg ci biir mu am lu mu ko wax moom Cheikh Anta ne la ko Sëriñ Tuubaa wax du ko nettali waaye bokk na ca lam ko wax mooy sama tukki bi dara waralu ko woon lu dul yéen waaw tubaab nag day wax ni après la pluie le beau temps maanaam Sëriñ Tuubaa bu doon coono day fi ne coono yëpp toggoon na ko benn coono amatu fi mu ne li des ci ñun sax ci ab coono mooy tarbiya gi ñuy tarbiya ngir bëgg ñu jag ndax bu ñu yarul du njëriñu àddina du njëriñu alaaxira waaw ndax mucc àddina ak yar rek ko koy maye moo tax mu ñu am yeneen coono yi waaye war na Sëriñ Tuubaa coono amatul ci àddina Sëriñ Tuubaa jël na lépp tey nag bisu mbégte la ak cant nañu woote te dafa ñëw war si diggante ak Sëriñ Tuubaa ñu bég tey ñu bég te sant te xewlu bu baax te sant waaw te ku fi nekk rek na nga ko fas ci sa xol fas yéene sant yàlla waaye fas yéene sant Sëriñ Tuubaa ci lim ñu defal waaw di wax ci foofu kàddu yi di Sëriñ Tuubaa du baax a baax jërë ngeen jëf waaw di wax ni tamit ngoon bu ma ne am na beneen panel bu ñuy amal beneen waxtaan it wax dafay gars yi commenté yooyu yëpp ñu tewee ko incha allah jërë ngeen jëf jërëjëfati Sëriñ Tuubaa في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي